ñu gën leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision ITV xabaar bu marax yi la gën a fees bokk na seen i lu jëm ci grève bi nga xam tey ji daanaka bus aftu dañu xëy banque seen ay loxo kenn demul kenn dikkul askan yu yëkk lool ñaari fan ci tay lu di mel tax na demeek dikk bi tagga témbe daañu ci ànd ak gëstoob Ndeye Mariam Gaye ci biir xabaar yi ndax perte gi jamono ba jéggi dayo ba toll na ci juróom benn téeméeri million ci ñaari fan yi nga xam te ne bi yéen ay safoor ñoo banque seen loxo dañ ñëw ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo doon ci bokk itam lañ ci xabaar mi ngi soxal lu jëm ci hôpital principal wala hôpital Dantec bu Ndakaaru sax syndicat ba fa nekk wane seen xaru xol ndax ñeen affecté woon ci ñu doon faj ñi di amee Covid nekkoon ci ay centre de traitement ñoo toog juróom benn weer seen ak ndàmpaay jotuñu ci li mu leen métti ñuy nag bëgg noonu seen at jik donte kilifa kër ga nee na am na ñu mu jox ci ñun la ko yoon may mu jox leen dañu dégg seen i kàddu ci biir xabaar itam doon ci bokk la leen ci xabaar lii mi ngi soxal lu jëm ci 1000 logements yi président Macky Sall teg ña war a saytu guichet unique ba maanaam mbindu mag doxalin ba la ci aju yooyu yëpp taxawal leen tey ji daañu ci ñëw tam ànd ci ak gëstu seeni bu baabu daañu ci booleem toog tekki ci réew mi Oumar Kane tey ji waxtaan ak benn ndaw bu ñu xamleel ma nga ca càmm ga yer boobaak léegi ma ca gis boppam daañu ci ñëw risque ñu song from fàcce gi ñu gërëm ne bi ak ñun ñu jukki xabaaru marax yi ci yaatal di ko tàmbale ci ay weer yu nii jàpp sax ay at déggoon ngeen coowal 94 milliards yi nga xam te ne bi moom Ousmane Sonko yëkkati woon na ko doon ci tuumal Mamour Diallo jëm ci luubal ak dugal alal fu mu wër a dugg ëttu attekaay bu kaw bi doon saytu wàll guddi mel ba tey dafa daal di dëgg la li ëttu attekaay bu njëkk ba njëkkoon a wax ni mënta atte wàll ko gi dëggal na ko moom li nga xamoo di chambre d'accusation bi nee na mënuñoo yàbbi indi ak leeral ci wàllu guddi mel ndax yelloowu ko nekkul tamit maanaam lu gàll wàllu guddi mel ci gàttal bu ñu koy tënk daal maanaam incompétence la woon ci boobu lépp dossier donte avocat Ousmane Sonko yi dañoo yëkkati woon plainte jëmee ko ci Mamour Diallo ngir mu leeral 94 milliards yi nga xamante ne bii wax léegi yàgg na dañ toppaat moom li mbir incha allah ci na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ci beneen mbir. tey jii ñu baree ko seetlu banque bu loxo bi yenn ci ay safooru aftu wane tey jii ñëpp a ko yëg daanaka ñaari fan tey muy démb ak tey jilee metti na lool ci dembeek dikk bi yebbi askan wi xaw naa tëgga témbe lu ñu mel tax na yëg gi am na ba ñëpp di ko sentir ci jafe-jafe gu targum indil dembeek dikk bi Ndeye Mariam Gaye xuus ci seen biir ñoom askan wi reportage naqaru ñi mel ni luy def mbégte ña ca des comme pour dire que grève bus Tata yi dafa yokk koom-koomu kaaru Njaga Njaay yi loolee la ñu ràññeeku ak apprenti bi nga xamante ni su sañoon grève bi du dakk grève bi Tata yi daal neex na trop suñ ko dee waaw daa neex rek dunoo gën a bëri doo seen wenn voyage waaw da ngay yëpp lu la neex ngay def daal maanaam waaw 200 lañ doon yowee fooy wàcc 200 léegi dañ leen yëpp Castor 200 ñu wàcc ñëwal leen école normale 100 ñëw école normale yóbbaale leen cité 100 muy 400. wante bile mbég ñëpp yëguñu ko loolee la client yi di yëg ñoom ñi nga xamante ni nii lii dafa metti loolu ci ñoom ndax tarif bi dañu koo yokk. ñun Castor lañ bëggoon a dem Castor 100 francs la passe bi ñu ñëw ñu ne ñu dañuy fay 2000 pour dem Castor. alors que ñun dañoo bëgg a dem ba boo maraîcher tamit parce que dañoo war a jël benn frigo yóbbaale ko léegi ñu ne ñu dañuy fay 2000 francs kaar yi dañu daan jël tout le temps mais tata yi tamit mais tata yi comme dañoo nekk si grève instant da ngay obligé jël taxi wala nga jël kaar yi sonal nañu trop bëgg nañ grève bi tamit jeex parce que mënul continuer tamit te en plus kaar yi dañoo yokk seen paas yi taxi yi dañoo yokk seen paas dafay métti trop si nit ñi dëgg yàlla métti na trop. wante Fallou Mbaye nekk ab chauffeuru car rapide moo ngi leen di dalal ndax nee na benn paas duñu ko fi yokk même sax bu fekkee situation bi arrangé na leen torop. transport bi moom loolu lay laaj quoi comme ñoom xaj na gis nañ lu leen metti ci kaw tali bi ba mu jaral leen ñu grève aussi bu tata yi taxawee noonu lay demee il faut clients yi bari c'est parce que tata yi dañu xaw a bari nañ lool quoi
moo tax bu ñu taxawee rek il faut clients yi taxaw aussi même car yi bu ñu taxawoon tey noonu lay demee. waaw loolu moo waral clients yi bari nii. yokku paas nag man gisuma ko ci de ñun ligne bi ñuy dox nii paas bi ñu doon yeb la ñuy yeb quoi. talaata tey bi ci la syndicat liggéeykatu AFTU yi di nar a dajaloo ngir mën a xool ba xam seen plan d'action bi am na njeexital am déet wante ak lu ci mënti am ñiy jëfandikoo bus yi ñoom ñoo ngi ci jamono ji ay jafe-jafe daal di mujjee wëlbatiku ci Ndiaga Ndiaye yi ak car rapide yi. Ndeye Mariam Gueye jaajëf àndoon càkk Mafal Fall demoon seeti askan wi dundu ay gàllankoor yi tax ci banque bu loxob waa AFTU tax mbir mi tax lool ci yenn client yi waaye sax boobu du ñàkk déggoon na am ndax waxtaan am na ca ak sumbug waxtaan wonoon leen cëm tey ji sax normalement ba jamono ji tembe jombul ñaga caandi ndax ci ñett jàpp ñeenti waxtu lañu woote léeg ëngëmloo lu ni mel Mbay Amar ni déggoo war naa mën a am ndax xam nañ li gréewkat yi di sàkkum daañu nangoo bàyyi lenn ngir déggoo mën a am ñu di faj seen aw naxal xol mu nekkoon tey gana ko émission matinale. li ñuy laaj contrat la te nu d'accord defal leen contrat blocage bi man de dañ koy seet rek dañ ko seet xañ na ba gis ko parce que ñoom ñuy laaj contrat xañ na formule bi ak mbooloo mi ni mu demee la même d'accord nañ contrat ndax contrat yi ñoom arrangé noonu la gën a arrangé. waaw ndax atta moo nu jaboote sa njaboot kay bu ñuy xuloo wala ñuy xeex da nga war a atte te moom pare na pour atte tukkee ci moom bu ñu juboo alhamdulilah moo gën ci ñaari xuloo dañoo war a juboo ndax xuloo bu ne lu yëngu lu ne day dal bu ñu juboowul ñoom 48 lañu wax 48 heures yi tey lay jeex. mi ngi noonu ñu fàttali leen ni am na ñàkkum koom-koom gu dàpp nafak aftigo gi ndax lu néew ñàkk nañu juróom benn téeméer million ci ñaari fan yi nga xam dañoo banque seen loxo muy chauffeur ak receveur afti xabaar yi wéy ci ñeneen ñaxtu ñi moom waa ka docteur la ñu jamonoy Covid dañoo sampoon ay centre de traitement fu ñu doon saytoo ñu amee jàngoroy Covid waaye dañ fa yóbboon tamit ay docteur ñu saytu leen dafa amoon ndàmpaay bu leen waroon a jox. waaye ne ñu toog nañ juróom benn weer def seen ndàmpaay moo leen tëm seen mbool mu ñëkkaay fees kàddu jot na jub ci wàllu guddi mel dañoo sax tooga woon toogaay xund maanaam ñaxtum kii di Abdoulaye Thiaw moo ŋànk kuréel ga leen jiiteem dénk na kàddu itamit. depuis 6 mois ñu ngi ci centre de traitement yi di liggéey guddi ak bëccëg di jànkonte ay jafe-jafe yu métti mais terew leen ñu ngi sax ci poste yi nga xamante ne foofu lañ leen def pour accompagner malade yi pour jàppale malade yi pour faj leen ñu wér personnel yooyu dafa jaadu tey ministère de la santé état bi verser hôpitaux yi subvention yi ñu mën a fay seen motivation wu seen personnel yi parce que 6 mois dafa bëri junni ak ñeenti téeméeri nit juróom-ñeent fukk rek demandé la ci pour nga defal leen ay chèques mu bañ personnel yooyu bind demande noir sur blanc ñu adressé leen ko pour que ñu fay leen ñu violer seen i droit jël xaalis bi ñu leen waroon fay envoyé ko ci banques yi ponctionné ko ñenn ci kilifa yooyu noonu am na ci ñoo xam ne 50 000 lañ dese am na ci ñoo xamante ne 60 000 lañ dese ainsi de suite am na ñoo xam ne 23 000 donc ñooñu fi mu toll nii ñu ngi si njàqare boo xamante ne kenn xamul nu mu toll. mu doon kàddu ko Alassane Thiaw mooy secrétaire général syndicat bi ëmb ñu liggéey ci hôpital Dantec bu Ndakaaru ci noonu kàddoom jib na jëm ci ñàkk jot seen ndàmpaay waaye buñ sukkandiku yor kopparu ko hôpital boobu leen Alassane Seck moom nee na li ko yoon jox mu jot ko ci ay këyit def na ko te mooy versel na lu jëm ci yenn avancé ak ñoom seen versel na ko toll ci juróom-ñeent fukki nit yi nga xam ci moom la ko yoon jox muy nag loolee yenn yi sax bu dee neexal bi wala prime jëm talum tabaski joxe na ko nam ko war a joxeem loolu lépp noonu la ko faram-fàccee ci jokkoom ak rédaction bu ITV xabaar yi wéy ci beneen mbir logement sociaux njiitum réewum Sénégal président Macky Sall taxawal na ko ni li bëgg mooy askan yi mën caa jot ay dëkkuwaay yu yombal toll na ci 100 000 logements téeméeri junni dëkkuwaay ci biir goxu Sénégal yi dañ doon samp bànqaas bi koy saytu maanaam du ko guichet unique genn kër goo xam boo ci duggee rek loo soxlawoo ci leexal ma nga cam lu ni mel maam seen ba fekkoon na ko reportage. ngir yombalal sénégalais yi nekk fii ak ci bitim réew ñu am dëkkuwaay tax na ba ñu teg ab guichet li tax a jóg guichet bi nag mooy yombalal leen nu ñuy amee ay kayit yu jëm ci wàllum document administratif ngir projet bi 100 000 logements. xam ngeen guichet unique moom suñu ko tudde rek mooy liggéey bu gaaw lañu ci jublu. Parce que ku nekk ci Sénégal xam na pour am kër jafe-jafe ñi nga xam ne dañ koy jànkonteel pour yegg ci mbir moomu
il faut que nga jaar impôt faut que nga jaar cadastre ak yeneen services yi nga jaar sax ci mairie yi mun jot këyit wala am ay autorisation pour mun tabax kër loolu yëpp nag président de la république xalaat ko mu ne ñu loolu mënul wéy ci jublu bu ñu am di defar maanaam 100 000 logements. bu weesoo yombalal leen ni ñuy amee ay këyit ngir mën a am dëkkuwaay guichet unique bii nag dina tax ba ñii di promoteurs yi di bénéficier wu ci lii di exonération fiscale ci bii les projets. parce que nag xam ngeen logement social bi ni ko président buggee dafa nekk benn mbir bu war a yomb ci Sénégalais yi non seulement moom président de la République def ni suuf bi dama koy joxe gratuitement. mais dinaa ko aménager mais aussi lépp li nga xam ne day dem ci tabax kër googu muy ci wàllum ciment muy ci wàllum fer ci wàllum disons buntu yi palanteer yi carreaux yi ak lépp duma ko fiscaliser maanaam dama koy exonérer. guichet unique bi nag dafa ñëw ngir mottali yi nga xamante ne tegoon nañ ko fii lu jëm ci projet 100 000 logements projet bii nag li ko tax a jug mooy yombalal dëkkuwaay ñëpp ci région bu nekk. maam Seynabou Babou jaajëf xabaar yi wëcc benn bit lii mi ngi soxal fexe ba nawet beeg la ca aju loraange yi mën a wàññiku ndax nawet saa yi jub see ñaare buñ ca àggee ba ca biir yooyeeg soccante yi ak yenn mootoot yi dañuy lëmbe réewu taax di ndakaaru njaay gii lu ñu mel moo tax waa service d'hygiène ni daañu suy bale xëpp pula ci yenn gox yi daañu tàmbalee nag xumb yooyu lee daañu ko tàmbalee ca département bu yes bi nga xamoo di Kër Massar lu ñu mel dañ ci ànd ak Moustapha Kane moom moo jiite bànqaas bi ñu dénk xëy geeg cellal di hygiène ci région bu ndakaaru am lu mu dénk ITV. dañu daje fii ci Kër Massar ngir plan bi nga xam ne service d'hygiène daf koy tëral nawet bu nekk ngir xeex lépp lu jëm ci lu mel ne ay yoo wala ay weñ wala lépp loo xam dafa juddoo ci ndox da moom lañu lancé. service d'hygiène dafa yor ñaari tànk bii nekk tànk police yor code de l'hygiène muy ay textes réglementaires waaye am tànk boo xam ne tànk yeete la tànk waxtaan ak nit ñi la kon lu mel nii buñ ko dee def faaw ñu invité ci nit ñi. nga ñun produit yi ñuy utiliser ay tooke la ba tax na aussi. mën na am ngaañ bu fekkente ne dafa dem directement ci waxtaan nañ ak chef de quartier yi waxtaan ak bàjjenu gox yi su ko defee ñoom danañ mën a waxtaan ak nit ñi su ko defee ñu bàyyi ci xel ba bu ñu déggee sax oto bi di riir di ñëw wala mu seen nuage wu pour bi doo exposé wu da nga mën a moytu ba ñu jàll. mu doon Moustapha Kane mi jiite brigade bu hygiène bu région bu Ndakaaru Gileem ay kàddoom Lamine Fati moo ko taatan mu doon ñaax askan wi jëm ci fagaru gi. dëpp bool yeeg fatu gi buñ tàmbalee xëpp boobu lépp poudre xabaar yi wuy ci beneen mbir bu ñu waxee émigration maanaam tukki xel dem ñu bari jàpp ni Italie ak Espagne la Sénégalais yi ëppee maanaam ñu bari jàpp ni Europe la ëppee fekk na Afrique gi lu mel ni ki Congo Centrafrique ak la ca aju ba ci Maroc Gambie gi jàpp Mauritanie wala Mali ay Sénégalais yu bëri ñu ngi fay yeewoo macha allah lu ni mel ministère du travail doon ci amal ndaje mu yaatu Ibrahima Diallo jot na ca ba ci kàddum ba muy dénk na kàddu suñu correspondant. mer lañu def jëmale ko ci kër gi li di Aquatec ñooñee di askan yewoo ci dëkku kaw yi ginnaaw ba ñu yëkkate seen kàddu di ñaawlu doxalinu kër gi ñu dénk wàllum ndox mi ci kaw gi ci noonee ki ngàlloo kàddu association bu monde rural ne jëf ji du leen lu la sabotage. ma yaakaar ni bu fekkee da ngaa nekk ci yoon ñu yebal la ci askan war ngaa wax ak kilifa yi bala ngaa egsi su fekkee jàmm la tax a jóg wala li ngay jóg yoon la waaye bu ñëwee ba ci tàggoo kilifa ya kon yow joxoo cër kilifa ya kon ñun joxe suñu dëkk li ñu doon wax kon tey jii nii mi ngi bëgg a firndewu ndax waxoon nañ ni société ku dëkku suñu mu ñoo yor suñu ndox ndax bu fi dëkkoon dox noonu mu doxee ñu gis ni moom dafa ñàkk a wormaal suñuy kilifa tax mu ñëw tëj forage tax mu demoon sax forage yu Kewre am ay yàq-yàq yu nekkoon bu ñëwee dañu doon defar ab forage nga koy defar ñu suba la korité nga arrêté ndox ma fukki fan kenn naanu ci tund woowu ñëpp xam nañ loolu métti na te jaaduwul. Modou Diouf yokku ca ne seetlu ba du leen lu dul yenn takk der yi doole la Aquatec forage yi ñu yoroon boo dégloo Sénégal bu set rajo yeeg yëpp nit ñaa ngi coow dootuma ko fay damay génn ña duggoon mu neen dugg duñ dugg loolu moo ci nekk que lim ci dese bëriwul lu néew la lu néew ñu jàpp nag doxalin bu baaxoon
du néew day yokk waaye du néew ndax mi boo ci duggee coow li ñoo ngi koy dégg te yàgg na te ñu ban président ne toog leen dañ ko ne ko ñu ay citoyen lañ te ñoo bëgg ñu toog dal di ko déglu coow li nag Aquatech moo ko yëkkati wat ndax moo jógaat di jëf ak doole ndax ab dëkk lëm nga taalatu ñëw fa ànd ci benn nit naan huissier ku nekk nga ànd ak ñëw ni jël maatu dóor kànnar ba ci gu ndara kam tàggoo benn kilifa yow fi na nga bëgg a yee. ci noone moom mi ngàlloo kàddu association bi ñu yeewoo ci kaw gi artu ginnaaw it ba muy femm yenn ci njiital bokk moomeel yi ñu jàpp ne kuréel googu la ñu féetal la. ñu ay sénégalais lañ bëgg suñu réew nag gëm ko te gëm dañu war a bokk ci ñuy doxal suñu réew ci kanam waaye ñuy xam ne ndox moom moo dund doomu aadama bi te ndox bëgg-bëgg bi ci daje buñ ñëwatee nañ ñëwee la leen teeroo nañ ñëwee rek la leen teeroo te ñoo ngi toog di leen xaar ci loolu. ñu jënd taskatu xibaar yi association bi bu ñu yeewoo ci kaw gi sàkku ci njiitu réew mi mu ñuy yàbbi ci jafe-jafe yi ñuy dund ci wàllum ndox ginnaaw ba ñuy xamle ne mbir moomu li mu ngi tàmbale yàgg. mu doon correspondance su Gora Ndack Lo ca daanu ko Bambey mi noonu ñu dëkk ca gox yu nu mel jàmbat Aquatech benn entreprise la boo xam te bi xam nga fàttali ko ni OFOR moo doon saytu forage yi ci diwaanu Sénégal yi waaye léegi Aquatech mooy gérer yenn yi moom Aquatech la askanu Bambey ak la ko wër wane seen naqaru xol na mu gérer ndox ma yooyu kàddu na ba mu jiwee ba noppi rédaction bu ITV jot na jéem a jokkoo kilifa yi Aquatech waaye nañu daañu jëmee seen kàddu tontu ci boobu lépp xibaar bala muy yàgg jombul. def si waat ni ma ko waxee sànq tukki bi bu ñu waxee émigration moodu yi Sénégal ñu bari jàpp ni ña nga ca Europe fa doon ëppee déedéet Afrique gi la gaa yi ëppee donte ñu bari xëy na xamuñu ko ministère bi ñu dénk wàllum liggéey bi doon ci amali waxtaan di xool nu su war a gën a mën a jàppale ñu le ba si nekk gën a ñoŋ El Hadj Ibrahima Diallo moom lañ dénk boobu lépp wàllum ci ministère bi ñu dénk wàllum liggéey bi ma nga woon ci ëngamloo ab ndaje mu yaatu ci Saly Portudal moom it dénk na kàddu suñu correspondant. waaw ndaje bi dañ ko def en partenariat avec OIM pour renforcer capacité maanaam jox ay outils aux représentants du ministère du travail pour bu ñuy négocier ay accords de migration de main-d'œuvre accords yi nga xam ne moom la ñuy def pour mun suñuy ressortissants mun a dem dans des conditions sûres ci yeneen pays dem liggéey. ñu jéem a renforcer suñuy capacité ñun en tant que acteur étatique mais aussi partenaires sociaux yi ak la société civile. ci naka la ñuy def ba mun a négocier accord de migration de main-d'œuvre yooyu donc nous le faisons en partenariat avec l'OIM te l'OIM qui est un partenaire privilégié mooy maanaam suñu partenaire gën a am solo la bokk en matière de migration moo ñuy jàppale ci formation des acteurs étatiques mais aussi de la société civile ci technique de négociation accord de migration de main-d'œuvre. ñu dugg ci wàllum tàggat yaram Sénégal mi koy waajal muy ay Jeux olympiques yu ñu jagleel ndaw ñi muy Jeux olympiques de la jeunesse Ndakaaru war koo dalloo li fekk juróomi at lu ni mel tam teewul Sénégal ne am kilifa yi ñu dénk wàllu gu ni mel ñi ngi waajal yi nga xam ay joganteel la Sénégal war caa mën a participer ka wax lu ni mel mooy Mamadou Diagne Ndiaye kilifa la ci bànqaasu olympique bu Sénégal waxtaan na ak waa équipe bu ITV. si ni ma ko tàmm di waxee kii di Ibrahima Wane kenn ni ñu jàppee woon xew yi ni ki ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar jëm ci Jeux olympiques yi loolee dana am ay soppeeku xam nga réew mu Sénégal amul stade bu yees boo xamante ni mën naa dalal xew-xew bu mel te sax Sénégal bàyyiwuñ ko woon xel ci li nga xamante ni moo di wàllu ko stade yooyu lee mu laaj nag ñun ak nguur gi ñi daal di ànd tabaxandoo ab barab boo xamante ni lee ci wàllum stade bu xew-xew yi jeexee daañ ci mën a amal suñ yeneen xew-xew suñ yeneen i jogante loole sax am na benn bés ñu ngi ko doon waxtaanee ak waa fédération bi jëm ci melokaanu ko li nga xamante moo di gazon bi te wax dëgg yàlla tamit nekk na loo xamante ni li mënul dalal benn yoon ay xumbeel jamono jile kenn ni nga xamante ni moom la ñu ko nammee woon. Tout ce qu'il fallait pour ça. yegg nañ ci pàcc bi nu jagleel njàmbaarte ci réewum Sénégal toog tekki lu mën a nekk la dëgg la gu wér péng du ay lépp ay ndaw a ngi nii ci rubrique bi ñu tubbee réussir
ndaw li di Abou Kane ci atum 1999 la dugg ci mbirum yar sàmm ak la ci aju léegi nekk na ci kàngam bu kenn dut lam-laamee kon toog tekk ci réew mi lu mën a nekk la ci Abou Kane xam na ci dara sunu reporter Oumar Kane moo ñu xam leeg moom. bergerie Galoya bu Abou Kane bergerie boo xam ni xar yi daanaka duñu mbee mu mel ni lu normal la bu ñu gisee nu ñuy toppatoo xar yi gétt gu set wecc lekk ak ndox bu doy xar yi yenn say sax ñu arrosé leen ngir tàngaay bi bañ leen sonal xar nekk ab passion ci ndawu sénégalais bi investir ci élevage. Sur ma jeunesse, quand j'étais élève, on habitait dans le plateau. Dimanche, yàkkamti naa dimanche jot pour ma sang xar. waaw dimanche yàkkamti woon naa dimanche jot pour rek ma sang xar. waaw boobaa dañ ko doon def avec plaisir sang xar boobu. donc leneen lii aussi yàkkamti woon naa vacances jot ba ma jël xar yi yóbbu di leen sàmmi en plein Dakar plateau. boobu fii Grand Théâtre nekk actuellement boobu ay résidence la woon ak domaine bu yaatu la woon nga xam ne doon am ñax donc foofu lañ doon yóbbu xar yi wala yóbbu leen derrière le palais de la République plus précisément sous le ponton foofu tamit da daan am ñax foofu tamit dañ fa daan yóbbu ay xar donc daanaka loolu c'était passion bi fa la commencé quoi. ab passion bu mu fas yéene rentabiliser. jaarale ko ci bergerie Galoya ñaari femelle ak benn mâle la tàmbalee. avant ma koy bergerie Galoya sax dama doon yar kër ga boobu nag ay xar tabaski laa doon def une dizaine laa doon def su tabaski jotee ma jaay ko à un moment donné ma am tool kër Ndiaye Lo ma demaat encore di yar foofu ma amoon foofu peut-être un peu plus d'une trentaine après quelque temps ñu sàcc ma ko. ma terewul ma delluwaat kër ga encore reprendre bi ma yàlla wërsëgalee nag ma am espace bi ma am Sicap Mbao en 99 ci laa ñëw nag érigé bergerie Galoya bi foofu nag ma formalisé ko donc foofu nag j'ai commencé par un trio j'ai commencé par 2 femelles et un mâle voilà et parallèlement à ça à ces 2 femelles et le mâle là ma doon def embouche bovine donc au fur et à mesure may yokk xar yi di wàññi embouche bi ba finalement xar yi jël le dessus sur la bergerie quoi maintenant damay def nag feneen laa koy def quoi mais bergerie Galoya moom de baaw foofu moom ay xar laa koy def ay xaru laa dum. tey Abou Kane mi ngi ci génn bu baax mu bokk ci ñi njëkk a dugg ci élevage de race bergerie wam nekk tey référence ak laboratoire. ci mouton de race fii ci Sénégal ak li ko wër. La bergerie Galoya a beaucoup évolué dans la mesure où maintenant c'est une entreprise qui fournit des géniteurs. bergerie Galoya dafa nekk gétt goo xam ne yaatu na lool jamono ji ci Sénégal waaye tamit ci sous-région bi jamono ji sax mën nañu wax ni laadum ñoo ko dugal Côte d'Ivoire te am na yeneen xeeti wirgo ci wàllum xar yoo xam ne def nañ ko ci région bi kon suñu taxawaay am na solo te suñu diggante nguur gi it mu ngi gën a tax. Beaucoup de sujets dans la sous-région. Abou Kane at bu nekk lu toll ci ñaari fukki nit lay jël ngir toppatoo lu ëpp junni xar. yi muy dugal ci opération tabaski yi muy amal ay xar yu ñuy toppatoo comme ay bébé. jaajëf Seydina Oumar Kane waaye itam jaajëf Seydi Abou Kane mi ci bergerie Galoya Gougoulé wane waat na ni ndaw ñi liggéey beeg koccal ci réew mi daan sa doole ba tekki lu mën a nekk la mu gën jël gaal gi mbaa nga dugg ci naka su noonu gërëm leen itam ci ànd beeg ñun ci seen télévision yi tamit moo la laaj ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen di leen bàyyi incha allah ak suñu programme illa li xam